salaamaaleykum monsieur le maire donc kontaan nañu trop gis la ñu ngi nuyu ñëpp lu ñu indi tey je pense que da ngeen may baal nag olof bi dafa xaw a kii mais je pense que on va se comprendre lu ñuy indi tey mooy lancement agence bi mooy agence ba nga xam ne mooy directeur bi mooy Cheikh Baye Louga la ñuy jógee am na bu ñu fa ubbi donc ñu ñëw Njaañ ubbi ko lu indi politique bi mooy Sonatel dafa ok Sonatel dafa gis ne tey par exemple waa Njaañ suñu amee soxla la majeure partie dañuy paas ba Njaañ ba Louga pour régler les problèmes coono boobu dafa xaw a métti parce que imagine pour jënd benn produit bu nga xam ne 10 000 francs nga jar wala 5 000 nga paas lu ëpp lu produit bi li jar loolu xaw na doy waaru donc politique de proximité bi tax na ba ñi génnee benn projet qu'on appelle partenaire multiservice partenaire boobu c'est-à-dire que c'est un partenaire bu nga xam ne lépp lay def lu Sonatel di def dañ ko jox autorisation pour mu def ko auparavant dañu amoon ay grossistes yi nga xam ne ay partenaires yi fi nekkoon ñii Orange Money la ñuy def ñii carte CEDO la ñuy def ñi créer benn partenaire bu nga xam ne lépp lay def tout teg ci ñi jox ko possibilité mu ubbi ay agence donc ci choix bu nga xam ne fa la ñu war a ubbi agence bi parce que quelque part c'est que population bu fa nekk moo tax ñu war koo def deuxièmement suñu clients yi nga xam ne ñi baax yi te ñi consommer bëgg Orange ñoo ko waral te waa Njaañ ci lañ bokk ñu gis ne vraiment on a une bonne population bu nga xam ne dañ ñu fonk bëgguñu lool ñu ne ok d'accord il faut créer une agence bu nga xam ne moo leen gën a jege looloo waral le choix et aujourd'hui l'ouverture de cette boutique là et ci consommation bi bu ngeen di def c'est-à-dire que su ma nee consommation bi mooy ñii di jënd crédit wala Orange Money pour woote ak pour connecter wu dafa am doole fii donc looloo waral sax des fois et je pense que dernièrement gis nañ ko day xaw a xat mais on a pris des dispositions pour yokk la capacité bu nga xam ne càmm bu muy càng peut-être que dinañ ci day dellu ginnaaw voilà donc nekk looloo waral une forte délégation jógee Dakar ak Saint-Louis pour présenter au passage mooy Fatou Kiné Ndoye chef de service vente réseau indirect mooy Dakar la jóge Abdou Sey responsable animation réseau indirect Dakar la jóge man mi maay chef de service distribution nord donc représenter le directeur Bouna Ndaw bu nga xam ne mënul ñëw tey Omar Kelly mooy responsable zone Louga ak Kébémer et Mourtada Diarra moo représenté mooy responsable de zone Louga donc de Saint-Louis donc toute cette forte délégation est venue fekk si leen à Njaañ d'abord waxtaan ak kenn woon leen ne fii lii lañ leen andi pour être beaucoup plus proche de vous mais en même temps peut-être déglu leen noter lu ñu war a defee yóbbaale ko fu mu war a dem parce que noo def ak quel que soit li ngay def y a peut-être des idées yi nga xam ne ñoo ci mën a jàppale pour ñu gën a dem kanam donc globalement c'était ça donc di la jégalu nag ci xaar bi parce que en réalité on devait être là depuis 11 heures mais xam nga Louga sawaa ji fa la dëkk donc mbokkam yi teewal ko et lu ñu prévoir ci timing on a beaucoup débordé mais ku def lu baax rek donc ñi fay la lu baax et des fois le temps ne compte pas beaucoup mais ñu ngi jégalu lool ci xaar bi ñu fi nekk depuis le matin jërëjëf merci. xanaa Mambay wax na l'essentiel di leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam ak di leen remercier aussi ak di ballu peut-être xëy na ci xaar bi ñun daal comme ni ko Mambay waxee rek dañu fa ubbi agence boo xamante ni
pour gën a jege population yi pour mën leen gën a servir ñu gën a kontaan loolu moo tax ñu def partenariat bi ñu def ak Serigne ak Cheikh Fall pour ubbi fi agence bi pour gën leen jege gën leen mën a servir ngeen gën a mën a kontaan loolu daal moo tax ñu ubbi woon agence bi fii nii peut-être xëy na dinañu gën a communiquer pour waa dëkk bi yëpp gën ko mën a xam ba nga xamante ni au lieu de faire des kilomètres pour dem Louga Saint-Louis ou bien ailleurs pour être servi nga ñëw fii di nga am lépp loo soxla ci produit Orange parce que dañ ko def comme suñu agence yi lépp loo xamante ni moom la ñuy liggéey suñu agence yi moom la ñu indi fii nii def ko ci Njaañ pour ngeen gën a mën a kontaan gën a mën a di nekkanteeg ñun à travers nos produits man daal je pense que Mbaye c'est tout ce que j'avais à rajouter di remercier aussi suñu partenaire bi vraiment duñu doyal di ko remercier parce que gis nañu réactivité am gis nañu ba ñu nekkee ci projet bi di liggéey ba tey ni mu taxawee ñu ngi koy gërëm tamit moom tamit di leen gërëm di gërëm tamit ñi fi teew ñëpp merci beaucoup. lu ndaw lu gën a am solo la parce que fu ñu ubbi boutique on travaille avec les jeunes de la localité donc et ça c'est important et tey il y a quelqu'un qui est là donc ku nar a nekk ci agence bi mais il y aura peut-être des emplois indirects donc d'habitude lu ma su jotee da ngeen di gis ay xale yu góor wala jigéen di jógee fu ne ni ñëw liggéey désormais on va travailler avec des jeunes du village nga xam ne fii lañu dëkk c'est important parce que looloo tax partenariat bi c'est un partenariat gagnant-gagnant avec le partenaire mais c'est un partenariat de création d'emplois dans les localités te loolu lu jar a préciser la ak lu jar a sant la donc monsieur le maire je pense que waajaa ngi nii xam naa ne vous aurez le temps de discuter donc il y a beaucoup de choses à faire et je pense que tey dafa jot que cette politique d'emploi bu nga xam ne ñëpp a ko soxla qu'il y ait des acteurs des opérateurs économiques ñi nga xam dañ koy porter donc parce que ñëpp mënuñu dugg bureau donc comme ni ñu ko waxee jërëjëf. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliima. assalaamu aleykum mbokki jullit yéen waa Njaañ maa ngi am mbégte ku mat sëkk fa mbégte yem li ñu gën a kawe sama njort mooy am naa yaakaar si yéen te li fi ñëw bu ne yaakaar ne sama yëf la seen yëf la te àdduna ñaar rek moo fi nekk liggéey ak jaamu yàlla yeneen nekku fi kon nag yéen mbir mi seen mbir la def nag seen lépp loo xam ne da ka yàq taxaw leen si lépp loo xam ne da ka jëme kanam taxaw leen si asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam da ngeen may baal nag ci baat bi ndax dafa xaw a naqari di jiital ci nuyoo bi monsieur Keita vraiment dégg nañ li nga fi wax lépp di nuyu maam Cheikh moom li muy partenaire bi mais également di nuyu Kiné li mu wax dégg nañ ko ñu kontaan ci lool di nuyu suñu doom maam Cheikh mi nga xam ne si moo fi installé woon boutique bi te boutique bi à la fin ñu wàññi ko transformé ko en boutique Orange vraiment waa Orange gépp man maa ngi leen di nuyu di leen bégee di am mbégte ak kontaante ci lii ngeen fi def mooy nuyu nit suñ mbokk yi nga xam si ñëpp ñooy parents yi maam Cheikh mi ñëpp c'est des càmmeen ñëpp càmm lañ sant di nuyu yaay mi ngi fi vraiment loolu lu rafet la woote say mbokk jiitu fa kooku war nañoo am ci moom yaakaar bu baax a baax te li ngeen fi def dañ ci am kontaante bu baax ndaxte dañ naan jóge fii ba Louga di ko fa wuti léegi nag yaakaar naa bu daan dem ba Louga di fa wuti lu mel nii lépp tey ñu ne la ko fii ci Njaañ yaakaar naa ne loolu mbégte la ak kontaante ak jàppande
yaakaar naa bu daan dem Louga di fa wuti loolu lépp tey noo ngi ci biir Njaañ lu daan bu Louga rek tey am nañ ko Njaañ kon loolu dañ leen ci félicité bu baax a baax di ci am nuy mbégte ak kontaante vraiment nuy ñaan it ndax lii mën naa ne suñu mbir la kon nag na muy def ba muy dox te loolu lañ ci bëgg muy dox tous les jours clientèle bi di ñëw lépp di dox loolu kon nag noonu waa dëkk bi noo ko mën a doxal mais duñu indi lu mel nii fii ci dëkk bi pour nun di ko fi bàyyi di dem Louga loolu man dama ko defee loolu kon nag nun waa dëkk bi noo mën a doxal boutique Orange bi te yaakaar naa it daan ko doxal ca anam ya gën a rafet parce que sunu boutique la yéen léegi ba ngeen ko defaree rek livré na ko ngeen ci pare léegi boobu boutique bi nun waa Njaañ noo ko moom ku am sa boutique nag yaakaar naa da nga bëgg mu dox bu baax a baax waaw suñu boutique la nee def nuy nag ba sensibilité ñëpp comme ne ma fi gisee waa Orange yi ñu rafet ba dee taxaw ñu yaakaar naa bu ngeen demee daan fi indi jeunesse bi ne leen lii seen boutique la na ngeen ko saytu ci anam bi gën a rafet bu so vraiment kontaan nañ mënatuma ci teg lu baax mais danaa delluwaat nag di gërëm maam Cheikh parce que mën naa ne lépp luy doxal Njaañ rek mën nga ci guddi ak bëccëg kon kooku jar na boo xale yi toogee yéen waa Orange ngeen toog ñu sant ko ci biir famille yëpp ndax man ci famille bi laa bokk ndax man yaayam laa te lépp luy doxal nag dëkk bi mi ngi ci guddi ak bëccëg kon ñun ñëpp ñoo ko war a jàppale man na danga ko jàppale sama kem te lay kattan boutique bi danga ko jàppale sama kem te lay kattan te loolu rek ngeen ci bëgg kon noo ngi delluwaat du ma guddal di leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax di ñaani tànk yi ngeen jël si ci jàmm ngeen delluwaat ci ngeen delluwaat ci jàmm vraiment kontaan nañ bu baax bég nañ maa ngi delluwaat di leen nuyu di leen sant wasalaam. qualité réseau bi nag bu ñu ci mënee jàppale bu baax nañu jàppale parce que nag qualité réseau bi nag moo ci gën a am solo moo ci gën a am solo kon nañu jàppale ba qualité réseau bi rek nekk parfait waaw loolu daal noo ngi delluwaat di leen ko ñaan te yaakaar naa mën ngeen cee dox ay jéego ba mooy baaxal liggéey bi daal waaw qualité réseau bi mooy baaxal liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax jërëjëf fa sab saddi lisaani nawir janaani safi amaani wa bit baraay ak borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire di ko jaajëfal ci wuyu si bi di nuyu suñu parents yi nga xamante ne bii teew nañ fi sama yaay nga ne toog sama papa nga ne toog samay mag samay nijaay ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal vraiment ci présence bi te di leen baalu àq aussi ci coono bi mais également ñuy nuyu ak a dalal délégation Sonatel bi dirigée par monsieur Keita ñu ngi leen di souhaiter la bienvenue à Njaañ mais également di leen souhaiter une bonne continuation vraiment bu loolu passé ñu rafetlu également liggéey bi nga xamante ne bii yéen a ngi ci parce que lii aussi jàpp nañ ne mooy yaatal ab liggéey jàpp nañ ne mooy aller vers la population faire descendre les choses noonu laa ko man noonu laa ko concevoir donc loolu ñu ngi koy magnifier d'abord su loolu jàllee aussi bon ñu rafetlu aussi le fait que ngeen choisir ku mel ne Baye Cheikh Fall d'après expérience bi nga xamante ne bi jot nañ ko vivre ak moom parce que lu jiitu parce que yàlla buy boole ay nit faaw mu am fu mu ko jaarale Baye Cheikh lu jiitu ñuy déggante ci wàllu boutique Orange bi on se rencontrait très souvent à la banque moment boobu wari moo nekkoon autant maa ngi jégalu ci kii bi ñu fay dajee suba bu ma xëyee lu ma teel bu ma ñëwee dinaa ko fekk toujours je me posais la question kii moom lan la nekk ci banque bi institut par la suite bi ñu xamante la xam ne ci liggéey boobu la nekkoon yàlla def ñu toog lu yàlla namm rek un bon jour ma toog sama téléphone sonné ma décroché ñu nuyoo jàmm sante mu ne ma dinaa fa ñëw suba incha allah dinaa fa ñëw xëy na bu ma ñëwee dinañ gën a yaatal waxtaan bi ñëw na fi taal otoom ñëw fi ñu ànd def nañ visite presque fu yaatu ci dëkk bi ñu toog waxtaan ci lu yaatu ba yàlla def ñu déggoo ci lii nga xamante ni bi moom la ñuy inauguré tey di ñaan yàlla na ko yàlla barkeel bon objectif bi ngeen ci am bu à Sonatel yàlla mottali ko Baye Cheikh mi ngeen ci liggéeyal ñun ñu ngeen ci liggéeyal jeunesse bi ngeen envisagé
impliqué leen ci yàlla def mu doon njariñ ci ñooñu ñëpp. finalité bi mooy produit bi wala sax service bi nga xamante ni bi yéen a ngi koy offrir population bi gis ci seen bopp mooy une bonne qualité du réseau mooy disponibilité produit bi mooy réduire le temps mooy réduire les coûts financiers ndaxte ki doon jóge fii dem Louga peut-être minimum dana dépenser frais de transport 2000 francs dina perdre son temps en plus de la fatigue ngeen ñëw indil leen ko fii buñ dañuy toog seen kër ba heure bu mu leen soobee ñu sol seen daal ñëw régler seen problème delluwaat seen kër vraiment loolu c'est une chose à magnifier c'est une chose à encourager di ñaan yàlla sama borom mu def ci jàmm ak xéwal yéene biñ ci am muy volonté bi nga xamante ni bii Baye Cheikh sas nañu ko gis nañ ko ci moom parce que doomu aadama pour mu réussir dans la vie il va falloir mu am référence wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxoon sànq liñ jot a xam ci moom mooy fulla fayda fonk li muy def da ko wax sànq dans la vie y a que le travail et ak l'adoration de Dieu noonu laa ko mën a tuddee jaamu yàlla ak liggéey ci loolu lañ ko xam te it loolu lépp bi ñu ko nekk ak moom ñi ngi ko ci jéem a copier neexul a dab mais ñi ngi ko ci jéem a copier vraiment am na ci ay comportement ak kii yoo xamante ne bi du la ko wax sax mais yow yaay xool doomu aadama gis ko ci moom xam ne lii lay doxee nga jéem ko rejoindre ci loolu. ñu ngi ko ci jaajëfal vraiment di ko ñaanal aussi moom tamit yéene bi mu ci am ak njaboot gi yëpp yàlla mottali ko. di wax ne rek comme ni ko ñenn ñi waxee peut-être imperfection moom yombut mais bëgg nañ aussi qualité réseau bi ñu dellusiwaat ci en plus de la qualité du réseau. du ñàkk xëy na am na ci yoo xam ne peut-être intervenant yi buñ ci ñëwee danañ ko poser mais en tout cas gis nañ ne daal Orange pour le moment man dama koy wax dama naan léeg-léegi nit ñëw am lu ma kii express ma ne ko man xaw ma lool man depuis que ma am téléphone ba léegi Orange laa am moom laay wuyoo moom laay woote moom laay def lépp kon donc te yaatu na ci dëkk bi loolu itam daf ciy baax waa Sonatel xam loolu fexe ba client bi lépp luy bëgg-bëggam ci wàllu réseau boobu mu fexe koo satisfaire en tout cas ñu ngi guddal dafa xaw a naaj jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg foofu rek lañ bëggoon a ñëw jaajëfalaat ñëpp waaye remercier encore une fois parce que suñu maire ak suñu kilifa yi ndax disponibilité bi nga xamante ne bii vraiment jàppandalal ñu ko xam ku ne xam na ne heure bi heure repos la heure sieste la bari na ñu invité woon vu la situation parce que tey marché luuma la de un deuxième mois le temps aussi heure tisbaar bi yombul nga génne nit biir këram loolu dañ ko bëggoon a signaler pour wax que ne moo waral peut-être fekk ñu fi ñi nga xamante ne bii ñoom lañu invité woon ñëpp ñu ngi koy signaler de passage waaye remercier rek le maire ak ci liggéey bi nga xamante ne bii comme ni mu ko waxee noonu la koy defee saa su nekk lépp lu mu gis ne loo xamante ne bii luy développement dëkk bi la saa yoo ko woowee da nga ko gis soo ko laajee dana la jox boo ko demandé abi aussi lam ca xalaat dina la ko wax tey loolu yaakaar naa ne moom mooy leadership loolu moom mooy rôle maire kon donc ñu ngi ko ci jaajëfalaat di jaajëfalaat parents yi yëpp di ñaan daal liggéey bi moom yàlla defal ñu ci réussite yàlla bu ñu ci yàqu yàlla bu ñu ci yàqule barke alxuraan wàcce foofu suñu kàddu di jaajëfalaat ñëpp rek merci jërëjëf laa xawata illa billahi al-azim dama koy gàttal rek ndax comme ni nga ko waxee waaye maa ngi nuyu maire di Alaaji Njaga Jóob ndax dafa dalal sama xel bi muy ñëw kàddu yi mu doon wax ci Baye Cheikh moo tax moo xam ne dégg naa leen wax kon maire ñi ngi lay nuyu ci turu famille bi soo nga jàllale ko waa dëkk bi yëpp kii sama jarbaat la Pape Thiam moom mii xëy na miinante wuñu waaye aale moom moo fi nekkoon moom lañ gën a miinanteel waaye yaayam Adja Jeegay xam nañ ni nag waa Paleen waa kër Baye Mbage maam Mbaye Gabe Fall ñun benn lan kon fii nun njaañ duñ fi gan Alaaji Njaga maa ngi wax ba tey sa njaboot ga nga bàyyi fële ñoom Nabou Touré ñun ak ñoom benn lanu njaañ waa Waddeen fépp bu ma limee daal damay juum dama limee ba ñëpp suñuy mbokk lan ndax léegi nag lii di wax nañ wax ci mbir mi nu fi indi yow da nga cee wax ju am solo ndax da nga ni yéen moom ngeen ko déjà yéen def ngeen ko appropriation te yow bu kenn deful itam li la war da nga ko def defe naa nag premier magistrat bu waxee lu mel noonu rek suñu xel dal na kon mbir mi seen yëfa comme ni leen ko waxee yow maire nga xam ni yow da ngay gis village yeeg yëpp
communication bi gën a mën a dem ni kenn jaratul muy dem Louga mbir mi fii rek mën ngeen fee yam kon loolu c'est très important wax nañ ko léegi mel ni kii li ci des nag Baye Cheikh xëy na ñii liggéey lañ xamee ci moom ba mu am ay qualité waaye nag nun ñoo bokk ak moom daanaka mën na ni ñoo ko yar pour wax leen rek waxoon naa ko fële ci Louga ni leen vous avez fait un bon choix parce que Baye Cheikh dafa tout tànk rek loolu ñuy wax il est entrepreneur dès au bas âge ba mu nekkee xale rek lay nekk di kër yi jaar na fu ne bay na jaay na def na lu ne def na lu kii kon lii dañuy ñaan mu gën a jëm kanam te itam yaakaar naa ni Njaañ dëkkum ñaan la su ngeen ko ñaanalee jàppale ko dana mën a dem ci kanam ba li ngeen am lépp kii ko li ma leen li daal moom Alaaji Njaga yow ci biir Njaañ na nga xam ni kenn ku bokk ci njabootu Mbaye Kébé Fall moo fi samp lii ndax dama doon kii sax waaye Baye Sisi Thiam a ngi fii yow yaa may jàllaleel loolu maanaam daal ñëw na ci këram dafa ñëw ci këram daal man daal yéen bi ma leen gisee damay gàttal samay wax yow li ma bëgg a wax xam nga ko nga àggaleel ma ko waa Njaañ yëpp xam ni voilà ma ngoog voilà kon ma ngoog kon ba ma ko waxee noonu rek waa den taxul may wax ñeneen ñi wax mais yow lépp teg naa ko sa loxo seen doom moo fi ñëw bëgg a ànd ak yéen di kii yéen a ci mën a jàpp nag maa ngi di nuyu nag ak di gërëm waa groupe Orange ndax ñoom jàppale nañ ko wóolu nañ ko wóolu teegoog yàlla bu mu tas xam naa ni ñoom am nañ ci moom yéene li yéene jooje nag nun ñi ñoo ci mën a jàpp ay mbokkam ak ay dëkkandoom mi ngi bëgg a guddi te ñoom fan jël dañuy delluwaat ay Dakar ak Saint-Louis yooyu moo tax daal mënu ma woon a ñàkk bañ a teewal waaye kontaan naan bu baax daal te suñu xel daal na itam waaw kon nag maa ngi gërëm ñëpp di ñaan lii yàlla na ci yàlla def barke. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu monsieur le maire mi nga xam ne moom ngeen fekk si cib dëkkam di nuyu sama nijaay ak waxam ju rafet ji di nuyu waa Orange yi ñëpp di rafetlu kàddu yëpp wax dëgg yàlla suñu xel dal na suñu xol it sedd na ndax man li ma ci gën a neex mooy maanaam emploi bi nga wax léegi muy emploi lu am solo ci réew mi te it président de la république di dox ci lu mel noonu te doomi réew mi tamit ñu jël leen nit ñu di ko liggéeyee loolu mooy li nga xam ne mooy mu ëpp solo sax ci li ñuy wax kon def ngeen li leen war kon nun waa Njaañ ñoo ci des te it monsieur le maire wax na ko léegi dëkk la boo xam ne te ne bii ne lépp lu fi waay sose dana jëm kanam loolu moom amuñ ci lu ñuy sikki sàkk parce que li fi jaar bari na ñi fi jaar it bari na xam nañ Njaañ mooy fan parce que fii la lépp déparé ci lu bari ci kilifa yu baree bari ci réew mi kon loolu sant yàlla la li ci des it muy nun waa Njaañ nan lan war a jàppe lii ak nan lañ ko war a téye ndax yombut tamit ndax dëkk yi fi nekk bari na sunu mbokk mi it indi ko ndax wax dëgg yàlla xalaatu ko fenn fu dul ci bii dëkk war naa am lum nu bàyyi loolu bari bari jàpp naa ne bu ngeen fi toogaatee heure bii déwén da ngeen xam ne dox na incha allahu rabbi da ngeen xam Njaañ mooy fan ak mooy lan li monsieur le maire waxoon rek ci wàllu qualité bi te xam naa ne danañ ko def ndax xëy na jamono mooy doxe noonu fépp mënta daj daanu mënta daj fépp te xam nañ loolu te xam nañ ne lii ngeen jël décision ak initiative bii ngeen jël am na lu ngeen nar loolu nag yàlla na ko sunu borom àggale te nu jot ci jotin bu rafet te nu ànd ko yéen fas nañ yéene daal ñun en tant que des opérateurs économiques lañ di yëngu ci lu bari ci wàllu yu bari di dajeek nit ñu bari nag war am information bu bari bu ñu war a mën a jàllale te it nu moomal ko suñu bopp wax dëgg yàlla danañ ci def li nu war na ak ku mën a doon ku nu àndal ku nekk ak fu nu nekk incha allahu rabbi li ñu ñaan yàlla na suñu borom jàppale na ñun ñëpp rek wax dëgg yàlla ba lii lépp àgg nañ ko bëggee incha allah te dana am ndax dëkk bi moom loolu moom bàyyi leen ko borom dëkk bi teg fi dara moom mu dox ba nga yëg ko loolu moom bàyyi leen ko borom dëkk bi waaw incha allah jërë ngeen jëf kontaan nañ lool nag wax dëgg yàlla ndax xale bii ngeen ko teg ci loxoom it mu nekk fi muy maam Cheikh wax dëgg sunu rakk la te it am na initiative am na bëgg-bëgg am na fu mu bëgg a jëmee tamit li muy def kon loolu day dalale am xel day dalale suñu xel ndax bu doon ne ci keneen la wala leneen wala feneen fu nu wóoluwut man kenn du ma fa gis du ma fa taw sax bay wax kon nag dalal na suñu xel yàlla na yàlla def jàmm ok baax na jërëjëf. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di commencer ci monsieur le maire ak
di nuyu sunu papa yi ak sunu yaay yi fi teew yëpp di leen sant di leen gërëm si seen teewaay bi fii nii si jouru lancement bii nii agence Njaañ bi donc damay insister surtout rek si agence bi sànq ba tey maa ngi dégg boutique waaye fii du boutique fii orange la kii la agence la boutique orange am na mais agence am na fii lépp luy Sonatel di def lépp dañ koy def ba ci séddoo Orange Money carte internet boo bëggee abonnement internet amee ay réclamation yëpp dañ koy traité fii jaay téléphone jaay lépp lu Sonatel loo xam ne boo xalaatee boo duggee Sonatel bu Dakar sax bu Ndar wala bu Louga mën nga ko fa am war nga ko mën a am fii nii te daf fi am dafa disponible donc loolu du lu ndaw alors que tey yeneen boutique yi boo duggee foofu noonu dafa am fu nu yam donc même outil lépp lu nga gis mobilier bi muy chaise yeeg lépp li nekk fii même chose la moo nekk fële dañ ko changé léegi uniformiser ko ba nga xam ne lépp même chose léegi ma leeral yokk aussi tamit pour dalal xel sunu papa ji monsieur le maire si affaire formation bi surtout que ñu xamal leen ni déjà am na ko fi nekk papa Njong mi nekk fii ñëw na agence def fa stage nekk fa comme commercial mu occupé position yëpp ci accueil ba ci position wu commercial ba ci gestionnaire de stock donc étape yëpp jaar na fa client bu dugg see franchir porte agence nun koy accueillir yëpp jàngal nañ ko waaw donc loolu noonu ba nit bu ñëwee reetaan bi nga koy reetaan sax loolu yëpp dañ leen ko jàngal yamuñu ci loolu am na yeneen formation yoo xam ne ni heure bu ñu ko waree dérouler ñoom dañ leen di convoquer ñu defal leen formation di def ay mise à niveau nouveauté yi di leen ci informer ñuy yëg ñu am ay adresse mail yoo xam ne ni dañ ko partager ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk agent lu ñu jot ñoom ñu jot donc on sera au même niveau d'information donc pour dire que ni Sonatel la ñu jël rek dagg ko ñaar benn Louga ñëwal fii Njaañ ñu defal la benn donc c'est très important am na aussi Sonatel ñëwul rek jox la rek taxaw di la seetaan parce que dafa am évaluation am na objectif am na lu ñuy wax par exemple tey visite mystère mën nañ jékki-jékki rek nga gis nit client ñëw fekk kooku du client Sonatel la ko yebal ni ko demal nga xoolal ma da koy def ci agence yi da koy def fépp ci boutique Orange yi dañ koy def agence yi dañ koy def donc fii comme agence la def fii ñëw bu boobaa kiy jaay nii xamul ni kii client la mais day yaakaar ni client rek moo ñëw fekk kooku mu ngay noté bu noté après day yónnee donc bu yónnee day am rapport bu génn te rapport bu génnee soit dañ lay gërëm wala ñu sanctionné donc loolu c'est très important aussi à savoir donc pour dire que ne sérieux bi ci Sonatel jël ci affaire boobu noonu donc loolu yaakaar naa ni peut-être xëy na war na mën a dalal xel yi et puis réclamation bu ngeen mënti am tamit comme li ngeen wax nii réclamation yi dina ko jottali bu amee yeneen aussi muy dysfonctionnement lu mënti doon à la minute mën nañ ko remonter fii nii ñoom ñu jottali na ko ñu eggale fu ñu ko war a eggale bu ñu ko waree résoudre ko waaw donc di gërëm Baye Cheikh mi nga xam ne man maa foo laa waroon njëkk commencer peut-être pour présenter waat bu baax man maay responsable de zone bi bu nekk Louga donc lëkkaloog Baye Cheikh ñu ànd ci liggéey bi ñu am yaakaar bu baax ci moom ak lu mu wan ndax bëgg liggéey bi déjà daf ko bëgg gëm ko donc ñun ku mel noonu dañuy kontaan ci ànd ak moom parce que aussi tamit day dalal suñu xel te incha allah moom bu doxee ñun mu dox ci ñun dox ci askan bi donc ku nekk gis sa bopp parce que partenariat lañ wax gagnant gagnant ku nekk da nga ci war a gis sa bopp ba ci population bi merci beaucoup jërëjëf loolu rek laa amoon pour yokk. asalaamaaleykum yéen sunu mbokki jullit yi ci bokk teew ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal tamit di leen dalal di leen wax ne leen li ngeen def tey defal ko doomu Njaañ man maa jiitu man maa ci gën a kontaan ndax su ma daan fay facture damay dem Louga danga paas dem paas dikk
da nga jël taxi bu la yóbbu ba Sonatel te loolu dootul am ndax bu soobee yàlla ak yonte bu dañut bu yàlla weddiwut fii la ñëpp di ñëw ndax sunu yëf la bu seen yëf yéen ñu ko fi indi ñun ñoo ko moom te ñun dañoo bëgg orange gis nga bi ngeen di ñëw dama leen a teeroolu orange li tax ma def loolu ci abonnement 20 000 bi ñuy abonné 20 000 ba ci 10 000 moom laa yor ba léegi si mësuma koo changé man orange rek laa bëgg orange laa gëm ngeen dimbale na ñi ci problème mu abonnement wifi bi daal moom liñ gën a soxla ci la bopp na ngeen ñu ci dimbale ak lu ngeen ñu ci mën a dimbale mu gaaw ndax sonn nañ ci jënd crédit bi te metti na te wifi bi rek moo ci am importance moom rek leen gën a bëgg dimbalee leen ci li ngeen ma ci dimbalee kontaan nañ lool su ngeen taxawee weer wi déwén nag bu soobee yàlla ak jàmm nii ngeen fi taxawee le 29 décembre bu soobee yàlla su ngeen fi del si waatee da ngeen yokk ba yëg ko lu ngeen fi séentu woon benn da ngeen ko am 10 ci kàttalu yàlla. Kaolack waaw mën na nekk ok ah Louga la kontaan nañu trop ci accueil bi kontaan nañu ci wax bi rafet na gis nga ku la bëgg rek moo la sonal te problème réseau bi dès aujourd'hui luñ ci wax dinañ ci taxaw non kooku t-shirt laa koy may dinañ ci taxaw incha allah on a pris note internet bi amul benn problème je pense que déjà Baye flybox yi excès gu ñu de ñëw na soo paree mën nga dugg laajte donc am nañu ay modem yi nga xam ne c'est-à-dire que ADSL bi boobu peut-être il paraît que dafa xaw a saturé par contre dañu am ay box yi nga xam ne box bi 25000 la jar soo rechargé 12900 300 giga nga am su fekkee ne yaa ak sa njaboot mënoo ko gérer voilà c'est-à-dire que voilà 300 giga ngay am donc ñi bëgg Orange Money ñi ko musul am compte su ñëwee ñi ubbil leen ñi am compte bu nga xam ne bëgg nañ ko yokk su ñëwee ñu ubbil leen soo bëggee retrait 2 millions soo ñëwee ñu defal la retrait 2 millions soo bëggee dépôt 2 millions soo bëggee dem dépôt 2 millions ñu defal la ko je pense que c'est important monsieur le maire le grand maa ngi lay gërëm di la sant mais nag ñu ngi fekk fii un ancien distributeur bu nga xam ne maa ngi koy gërëm di ko sant il fait partie des premiers avec qui nous avons travaillé donc Aliou Niang yàgg na trop donc moi ça fait plaisir de te revoir Moustapha ñëw benn animation Louga ñëw naa ba sa place yàgg naa ça doit être les années 2009 10 yooyu la côté yooyu la donc voilà donc ñëw naa ba sa place sànq maa ngi koy xool di xalaat yàggoon na trop donc di la gërëm di la sant jusqu'à présent mu ngi liggéey ak ñun donc merci beaucoup pour la confiance et la collaboration ñu ngi leen di sant bon je pense que il faut ñu dem ñi ñibbi ñi Dakar lañ jëm man Saint-Louis laa jëm yoon bi sori na mais on n'a pas regretté d'être là merci beaucoup par contre ñi toog nii maa leen di may t-shirt ñee dam ko leb